qaa'idatu taghayyurul ahkam bi taghayyuri zamani wal makan mooy acte yi di évoluer selon le temps et l'espace jugement yi ñuy apporter di évoluer moom moo ko njëkk utiliser voilà comme par exemple daf daan jamonoom par exemple avant majo si daanu ñu joxe diya léegi après ñu ñëw mu ne leen nañ leen joxe diya wala boog astaghfirullah da nga jizya laa bëgg wax jizya voilà mooy taxe yi voilà par exemple ak yeneen maanaam yu bari yoo xamante ne ay jamonoom la xew par exemple bari na loo xam ne dañ naan leen da jamono Seydina Omar radiyallahu anhu ba mu xewee nangam moo ci am maanaam yooyu dafa bari waay yoo xam ne événement yooyu yu baree bari yoo xamante ne ci jamono Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu la am donc moom ba pare tamit ci fiqh dañ ko xamee woon koo xamante ne borom xam-xam yi dañuy gis souvent ci moom la ñuy dellu ci ay wax moo tax ngiru imam Malik par exemple ngiru imam Malik essentiellement imam Malik xam-xamu Seydina Omar radiyallahu anhu la hérité waaw fa Malikun ala tariqati Omar wa Shafi'i ala Abi Bakr al-abad waaw voilà kaza Abu Hanifa ala tariqati xam naka la ko waxee sax en tout cas kenn ku ci nekk Usmaan non Ahmad la imam Ahmad ala tariqatu wala moom Seydina Usmaan niki noonu ki ci des wa Abu Hanifata moom ci tariqatu ci yoonu kii la jël waa ji ci des Seydina Ali radiyallahu voilà maanaam ñoom mais seen moo tax ngiru imam Malik ngay gis ñoom ñuy boole qaida soo xoolee tey hadith yi ñu doon jëfandikoo instant yi ni da nga gis ne ngiru imam Malik dafa am avis boo xamante ne dañ koy dégager tout le temps ci seeni doxalin te loolu ñu ngi koy jàngee ci Seydina Omar radiyallahu anhu en particulier ak doomu Abdullah ibn Omar ak Nafi en particulier mooy dañ naan texte baa ngi nii on applique le texte wala dañuy appliquer les textes mais tout en utilisant la raison de telle sorte que raison bi dañu koy jox une maanaam dañ koy jox valeur bu mag ci nit ñi appliquer texte bi loolu moo tax par exemple nga gis Shafi'i yi ak ñii ci des ñoom bi ñu utiliser hadithul qullatayn moom dañu bañuma ko mais sauf que mafhum bi mantuq daf ko ëpp doole donc mantuq gis nga maanaam mu utiliser mantuq bi ci kaw mafhum bi dégg mu ne maanaam nga gis mu doxale noonu nga gis ni comme par exemple ñoom alors que par exemple Hanafi yi ñoom plutôt ñoom liñ gën a appliquer ci côté boobu mooy qiyaas maanaam kon ñoom Hanafi yi ñoom raison bi moo ëpp doole ci ñoom maanaam ni ñuy utiliser raison bi dañuy utiliser hadith yi mais ni ñuy utiliser raison moo ëpp doole ni ngay gis Hanbali yi ak Shafi'i yi ñoom textes yi la ñuy gën a utiliser alors que Maliki yi ñoom ñoo nekk ci digg maanaam dañuy utiliser yoonu Hanafi yi ak yoonu Hanbali yi ke yoonu ñi ci des tout le temps maanaam ba pare nekk ci digg bi noo xamante ne vraiment yëpp ay am doole ci ñoom ñoom moo tax seen ay raisonnement ñuy dëgër ñuy fort loolu moo tax ngay gis nag moo tax maanaam te loolu ci Seydina Omar radiyallahu anhu ci boppam lañ ko jëlee voilà ba pare Seydina Omar radiyallahu anhu bokk na ci li nga xamante ne xamee woon nañ ko mooy dafa rigoureux loolu moom maanaam dafa rigoureux woon de telle sorte que kenn du ko caaxaane kenn doonu ko foye depuis jamono yeneen bi sax sallallahu alayhi wasallam mais bi mu nekkee xalifa tamit dafa gënoon a tëral loolu masalan day bu gaa yi maanaam dafa pragmatique woon daal voilà bu gaa yi de parce que am ay question yu bari bëgguñu guddal mais par exemple mooy comme question bi ñu souligné woon bi gaa yi doon laaj ba xam ku tëdd ak soxnaam te ma génnewuloo man nii ndax da ngay am jàpp da ngay sangu farata wala doo sangu farata biñ ci wuutee kenn ku ci nekk di wax dafa yónni ni nañ laaj sa yaa Aïcha radiyallahu bañ ko laajee mu ne yeneen bi da dani sallallahu alayhi wasallam idan alsaqal xitaanal xitaana faqad wajabal ghuslu anzala aw lam yunzil waaw maanaam ñaari njong yi bu ñu dajee rek maanaam góor ak jigéen ñoom bu ñu sëyee lu mën ci xew même bu fekkente ne man ni génn ak génnul dañuy sangu farata moo tax nag léegi kii Seydina Umar radiyallahu anhu daal ni képp gis ngeen dégg ñun ñëpp ko déggandoo képp ku fi indeeti benn wuute dinaa ko mbugal voilà kon voilà maanaam waaw loolu yooyu yëpp ak rigueur bi mu amoon moo tax tam par exemple mu mën a tasaare l'islam boo teg ci biir daanaka ginnaaw Seydina Abubakar radiyallahu anhu après moom bi mu fi ñëwaatee
ba pare xilaafaam tam dafa yàggoon ndax def na ci xilaafa gi 12 ans à peu près donc loolu alors que Seydina Abubakar radiyallahu anhu moom 2 ans rek la def ci xilaafa gi donc yooyu yëpp ak yeneen rek maanaam bëri na daal loo xamante ne Seydina Umar radiyallahu anhu ràññeekoo na ko ci bi mu fi nekkee wallahu ta'ala alam waaw man sama question mooy par exemple ci wàllu jugement lay doon quoi. man su ma tooñee kenn. supposons yow ma tooñ la par exemple ma reyal la kenn wala ma sàcc sa affaire wala ma defal dara. yow nga baal ma. est-ce que malgré tout état islamique def maa war a topp pour ne man dañ maa war a juger parce que j'ai commis benn délit te war naa réparer sama erreur au niveau de la société wala comme baal nga ma rek est-ce que justice bi dafa war a arrêter procédure yëpp. parce que li tax ma wax ko mooy ci benn question d'actualité boo xam ne temps def comme benn cinéaste bi ñu poursuivre. benn la cinéaste. waaw. Roman Polanski moom mooy inspiré laaj bi quoi parce que gars yi dañu ko doon topp daan benn xale bu ñu violé woon à l'âge de 16 ans léegi ba fan yi xale bi màgg na ba nee na baal na ko mais malgré tout justice américaine daf koy topp ne ko malgré tout yow. da ngaa daw jugé buñ la ci crime bi nga def ñeeg yooyu ñu koy topp ba tey dañu ne ci charia est-ce que loolu. waaw ban position la ci charia. waaw bismillah alhamdulilah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa question boobu dañ naa la dafa am teqatal ñaari possibilité moo am bu fekkente ne da nga ma tooñ wala ma tooñ la maanaam cas bu mënti am dañuy seet est-ce que acte bi yegsi na ci juge bi wala yegseegu ci su fekkente ne yegseegul ci juge bi bu boobaa yow soo ma ko baalee léegi ah dootu voilà dootu kiiwati dootu mënuñu appliquer loi bi ba mu des fenn danaa ci ñëw maanaam mais su yeggee ci juge bi su maanaam voilà maanaam su yeggee ci juge bi tamit bu boobaa mënatoo tere sentence bi yegg si ba mu des moom tamit fenn foofu tamit dinaa ci ñëw léegi su fekkente ne acte bi yegg si na ci juge bi ndax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam su ma jumul Abu Sa'id al-Khudri bii la radiyallahu anhu wala mu nekk keneen hadith bi mi ngi ci ñaari sahih sa muttafaqun alayhi la waa ji dafa ñëw ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam diw dàngam diw dafa maanaam dafa sàcc sama alal ba ñu dem ba mu leer ne moo ko sàcc Yonent sallallahu alayhi wasallam dem bay dagg loxo waaja mu ne ko Yonent bi baal naa ko Yonent bi ne lu tere woon nga baaloon ko avant nga yëg si fii mais kon maanaam mu appliquer sentence parce que tamit su fekkente ne affaire bi xës na ba yegg si ci juge bi su fekkente ne maanaam loolu moo lay wan ne su fekkonte ne yegg seegu fa woon mën nañ ko baal mais comme yegg si na moo tax mu ne ko lu tere woon avant waaw léegi mu des su fekkente ne dama affaire bi maanaam condition bi tax bu yegsee ci juge bi bu yegseegul ci maanaam bu yegseegul ci juge bi mais après la affaire bi yegsi c'est-à-dire que parce que tam bu fekkente ne par exemple yow da nga maa tooñ yegseegul ci juge bi baal naa la koo pare buñ ko yóbbee ci juge bi tamit du tax ñu def la dara mais ba mu des su fekkente ne par exemple nit ki dañ ko rey te ki ko rey maanaam benn addu kalpe la wala bandi la boo xam ne day reyee noonu rek dafa reyee noonu rek sans dara par exemple du crime passionnel par exemple du ne dañ doon xuloo mu jékki-jékki dóor ma dara ma dee wala yooyu mais dafa fekk rek ne waa ji moom dafa prémédité wala acte la bu mu prémédité mu jóg toog ba mu neex ko mu xool xalaat ne diw sàngam danaa ko rey daal di dem jënd arme bi daal di dox xam nga loolu moom prémédité na kooku ala kulli xaalin dañ koy rey même bu ko mbokk waa ji baale kooku dañ koy rey même bu ko mbokk waa ji baale alors que non pas forcément jubluwuma ci woon loolu voilà
waaw crime passionnel li ma ci jublu rek mooy su koy par exemple waa ji dafa tukki dellu si rek te seen jabar ji dégg am ku nekk ak moom ci néeg bi mu daal di koy dóor bal mu dee loolu laa ci jublu wala mu dóor ko ca des ñoom ñaar ñëpp de toute façon moom laay duma bal waaw moo gën a wóor. waaw de toute façon ak képp ku nekkoon ci wet gi te yëg ko parce que mënoon naa tere mbir yi xew waaw képp ku nekkoon ci wet gi rek te yëg ko moom danaa ko xool kii waaw ndax wala ñoom ñoo seetaan te waruñu woon a seetaan waaw léegi pour dellu si waat ci question bi kon kooku nga xam ne dafa prémédité ñëw rey kooku moom ala kulli xaal dañ koy rey parce que suñu bàyyee noonu affaire yi kon bande yi kenn du dañuy rester impuni ba mu des tamit ci beneen cas ñoom tamit mooy koo xamante ne mooy comme waa naka la wax waa man ta xama min qabli an taqdiru alayhim fa'lamu anna allaha ghafurur rahim am na nu mu ko waxee wa man yatub xaw min qabli an taq am na daal nu mu ko waxee daal bi mu naan ku waaw ñoom daal bu ñu tuubee avant yéen ngeen leen di jàpp par exemple benn addu kalfe nekk na ci àll ba ku fa daan romb mu addu kalfe rey la wala nangu sa alal et cetera ñu dem ba benn jëmmi jamono ñu xam ne par exemple kii nga xam ne moom mooy waa jii de moom loolu la daan def les années nangam les années 80 waa ji addu kalfe la woon wala daaw waa ji addu kalfe la woon mais gis nañ ko tuub na léegi mi ngi dem jàkka ja di ànd ak dem ci daayira yi di léegi ci yooyu rek la ne léegi tuub na boo waa kooka kenn du ko def dara mais su fekkente ne tuubul maanaam li nga xam ne moom mooy biti xaalam mooy kii daal moom ba léegi ma nga ca yam nekkoon ñu jàpp ko kooku ala kulli xaalin dañ koy teg sentence kooku dañ koy teg sentence bi la mee naa la sax moom kuñ ko jàpp fokk dañ lay teg sentence bi loolu mooy beneen affaire bi léegi nag mbir mi su yeggee ci juge bi bu fekkente ne rey la te rey bi par exemple mooy comme yi ñu doon wax nga xam ne du prémédité yooyu bu boobaa wala boog nit ki du rey kese xisaas daal jam na ko dara wala bëtt na bëtam wala dagg na loxo ba wala rey na ko wala yooyu bu boobaa tamit kenn du ko teg sentence bi su fekkente ne baal nañu même bu yeggee ci juge bi bu fekkente nag buñ ko xësee ba baal rek bu amee kenn moo tax noonu lay comme par exemple nit ki loolu moo tax bokk na ci conditions yi ñuy reyee nit ku rey nit dafa am ay conditions yu ñu lay reyee bokk na ci conditions yi nag mooy ñi war a doon waa ji ñu rey ñi ko war a doon bu ci amee kenn ku ne man bugguma ñu rey ko baal naa ko léegi waa jooju kenn doot ko reyee dañ koy laaj diya mooy voilà dédommagement voilà dédommagement bi lañ koy laaj voilà mais bu fekkente ne ñoom ñëpp ñoo d'accord ci ñu rey ko ci lañ koy doog a rey ba mu des su fekkente ne xam nañ ni par exemple dafa juumoon def ko parce que rey tam dafa am condition mooy du ñu ñëw rek rey nit ñu noonu dañuy xool est-ce que waa ji dafa juum rey ko wala déet ak tamit est-ce que li mu ko reyee ci aada dañ koy faral di reyee nit par exemple waa ji bu jëlee benn bant par exemple de 3 centimètres de diamètre par exemple bant dóor ko nit ki mu dee loolu en général nit ki lu ci dee nit en général duy dee ci lu toll noonu ci cour par exemple dana ci dee cour yi ñuy kii ci gën yi cour moom boo ko dóoree ci bopp bi mën naa daanu dee ndax mën naa xëm perdre connaissance après jaaree fa dee loolu mën naa ne mais yat bu ndaw nga dóor ko mu dee par exemple voilà loolu kenn du la rey ci loolu dinañ la punir mais kenn du la rey beneen condition bi tamit mooy mu fekk ki nga rey nekk jullit parce que yéeféer duñ ci reyee jullit maanaam duñu rey jullit parce que dafa rey yéeféer par contre dinañ ko teg ay punition nag dañ ko dugal ci kaso bi dóor ko ay yar def ko nangam maanaam ak et cetera mais kenn du ko rey parce que dafa rey yéeféer bi aussi tamit il faut par exemple ci leen borom rahmatullah teg boole nañ ci par exemple il faut que kooka bañ a nekk sa cosaan maanaam mooy ku rey par exemple doomam
ku rey doomam kenn du ko rey parce que dafa rey doomam waaw par contre doom ji bu reyee baay bi dañ koy rey wala bu reyee yaay ji mais contraire bi mais loolu nag mais comme mazhab li Maliki di wax rahmatullah wala mbooloo ci ñoom loolu insha allah loolu moom moo gën a dëgër c'est-à-dire que dañuy seet est-ce que rey bi daf ko tey wala teyu ko maanaam est-ce que daf ko prémédité wala déet parce que su fekkente ne daf ko rey prémédité ko mooy dañ naan ko yow yaa def li tax ñu rey la yow yaa dog sa mbokk maanaam buumu mbokkook yaa ko dog maanaam bu bàyyi rey doom. waaw mais alors que li ëpp ci borom xam-xam dañ ni kenn du ko rey parce que moom mooy xam nga moom mooy maanaam baay bi mooy cosaan doom ji produit wu baay bi la maanaam ci moom la maanaam voilà léegi da nga fekk cosaan bi du ñu ko dindi parce que tout simplement à cause de produit bi maanaam loolu moo tax am ñoom côté boobu lañ xoolee affaire voilà kii moo tax kii ñëw fi kay bu ko fi jëlee du tax moom ñu jëlee ko fi ñoom loolu lañ xoole voilà. par exemple ma daggee sama baaraam. ak ma dagg baaraam moomu du benn. du loolu à peu près. waaw mais yow tamit amuloo droit di dagg say baaraam yi bopp parce que sa baaraam yi tamit moomoo ko yàlla. kon bàyyi ji day doom ji day ko war a. waaw yàlla ba moom. déedéet waaw d'accord mais nag non mais c'est que ñoom dañu utiliser quand même dañu gën a patient ci côté boobu am na tamit xadis bu daayif bu ci ñëw mais ala kulli haal borom xam-xam yi dañu gën a utiliser côté boobu daal voilà gën a utiliser côté boobu loolu moo tax wallahu ta'ala a'lam léegi ñu daal di wasifa insha Allah. mën naa laaj leen laaj. waaw. sànq bi ngay wax ci Seydina Omar. yaa ngi wax bu mu defee benn moratoire. waaw léegi sama xel dem ci loo xam ne léegi dafa xew. waaw mooy kii fatwa. waaw mais léegi imam sangam dafa ne benn fatwa. par exemple léegi mun nañu jël prêt bancaire par exemple lal ma exemple nii rek quoi. léegi fatwa mooy lan kan moo ko war a joxe ak yan condition nekk leen ko war a def su ma nee leeral tuuti quoi. loolu nag question la bu yaatoo mais loolu tax ñuy jàngi téere bi pour mën a àgg fu ñu mën a defee fatwa du loo xamante ne lu woyof la maanaam fatwa ki ko mën a def mooy déjà moo tax ñu naan moo tax par exemple faqih maanaam ki nga xam ne xam-xam fiqh daf ko maîtriser réellement ñu koy wax en même temps mujtahid en même temps ñu koy wax mufti mooy kiy def fatwa ki nga xamante ne fatwa mooy question ñëw cas pratique nga joxe ci avis wu bi nga ne maanaam moom mooy avis wu diine maanaam nga ne yàlla lii la bëgg nga appliquer ko ci cas sàngam ak sàngam loolooy fatwa loolu mooy fatwa. non même bu dee ñëw na ci texte yi le fait que rek nga joxe nga wax loolu mooy fatwa comme ni Alxuraan yuftikumullahu fil kalaala am nan la yuftikum yastaftunaka fil kalaala qulillahu yuftikum fiihin xaw ma naa wala yasalunaka fin nisaa yastaftunaka fin nisaa qulillahu yuftikum fiihin voilà in imru'un halaka xaw ma nangam laysa lahu voilà maanaam loolu mooy fatwa mooy le fait que question ñëw ci cas bu pratique boroom xam-xam joxe avis bi nga xamante ne moom la ne lii mooy avis wu diine lii mooy avis wu yàlla ci lii moom la yàlla bëgg nit ñi def ko loolu nag léegi mën na wute c'est-à-dire que su fekkente ne dafa ñëw ci loo xamante ne texte leer na ci ba pare comme tey par exemple ñu ne lan mooy àtte julli ñu laaj ko borom xam-xam mi ne julli farata la loolu dañ naan def na benn fatwa mooy nee na julli farata la biñ ko laajee ci lan mooy julli loolu fatwa la tudd léegi nag loolu parce que texte yi dafa leer nañ ba kenn mënu ci wuti léeg-léeg nag mën na nekk ci question yoo xamante ne tey comme par exemple ñu ne ma dama yor paanu ndox comme liñ doon pour lëkkale ko liñ nekkoon sax dama yor paanu ndox maanaam xale bu ñëw saw ci yaay ja dabaatal ko maanaam da cee tàmbalee saw rek yaay ja dabaatal ko atte boobu ci paanu ndox bi atte ndox moomu est-ce que mën nañ ci jàpp wala mënuñu ci jàpp nga ni
nga ni man Maliki la bu boobaa nag loolu ngay wax man Maliki la dama naan ndox moom su fekkente ne cafka gi wala xet gi wala melow sobe maanaam soppeekuwul ndox moomu mën nañ cee jàpp ànd ak di dañ ko sip ngir sàmmonteeg wuute yi nekk ci yeneen ngir yi bu fekkente ne loolu nga wax loolu dañ naan loolu def na fatwa ci sobe bu duggee ci ndox mu tuuti loolu moom mooy fatwa maanaam kon fatwa mooy ci cas bu pratique borom xam-xam bi maanaam faqih bi joxe avis wu yàlla li mu ne loolu la yàlla wax ñu jaamu ko te par exemple moo tax nga gis fatwa yi mën na wute selon mufti bi par exemple fii mufti bi mën na la wax li parce que Maliki la alors que Shafi'i bi danaan la déedéet ndox mi baaxul maadaama xale bi tàmbali na ci saw ndox mi baaxatul parce que paanu ndox kese la matul xullatayni yi ñu doon wax ñaari xulla yi ñu doon wax kon maanaam 160 litres yi kon ndox moom mënatoo ko utiliser kon de ce fait laaj nga mufti Maliki bi mu tontu la li nga laaj mufti Shafi'i bi ak Hanbali bi wala Hanafi bi mu tontu la la donc mufti loolu mooy fatwa ak mufti léegi kan mooy nekk mufti kii nekk mufti dafay boole ñaari xam-xam yu muy dajale usul ak fiqh léegi nag usul bi léegi moo tax en tout cas wala boog même bu fekkente ne amul yooyu mu jël benn téere ngir bu dee ci benn ngir lay nekkee mufti parce que mën na nekk mufti boo xam ne du bokk ci benn ngir wala boog en tout cas du tënk boppam ci ngir yi mën na ne mais ci benn cas lay mën a nekk mooy mu xam li borom xam yi di wax ci question yi ba maîtriser ko de telle sorte que question bu nekk moom daf koy ubbee selon li mu jàpp ne moo noot te du obligé joxe dalil mufti obligé wul joxe dalil mufti obligé wul ñu laaj ko lan mooy wane ni julli bi nga ma wax ne farata la lan moo koy wane moom duñ ko laaj loolu moom dañ koy laaj rek ana lan la mu ne la julli farata la dem yoonam loolu mooy mufti obligé wu ko ba mu des su fekkente ne kii laaj dafa bëgg a xam maanaam bëggul rek ana lan lay appliquer maanaam dafa bëgg aussi am xam-xam aussi quoi maanaam comprendre ak xam lan la fan lay wax ji tegoog yooyu kooku boobaa ci la mufti bi di obligé di ko leeralal di ko wax dalil yi ak yu mel noonu maanaam preuve yi argumentation yi ku foofu lay obligé léegi mais fi muy yeggee ba mën a yegg degré boobu bu fekkee ne mufti la ci benn mazhab dafa am mazhab bu nekk livre yoo xamante ne téere yoo xamante ne ci la ñuy dellu téere yooyu dafa am téere yoo xamante ne ci la ñuy dellu téere yooyu su fekkente ne xamoo leen mënuñ ñu laa jox degré mufti comme par exemple bu dee ci mazhab maliki il faut nga xam masalan mukhtasar Khalil ak sharham loolu la maanaam mazhab maliki foog nga xam mukhtasar Khalil ak sharham maanaam commentaire yi aju ci mukhtasar Khalil de telle sorte que nga mën a ubbee ci mazhab maliki mazhab bu nekk noonu dafa am yu mel noonu dama jox exemple mazhab maliki pour bañ a kii léegi nag par exemple dañ naan ko par exemple mufti bi par exemple na bu dee ci mazhab maliki bi par exemple na xam par exemple li ñu seen dalil ci alquran ci sunna par exemple bu dee ci alquran dañ naan ko par exemple demal ci par exemple tafsirul qurtubi tafsirul ahkamul quran bu ibn arabi par exemple yooyu seen tafsir boobaa di nga mën a dajale mazhab maliki ci maanaam ci texte alquran yi bu fekkente ne par exemple da nga bëgg ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ naan la par exemple tamhid al-qabas bu tamhid bu ibn abdul bar ak al-térim al-istizkar yi nga xam ne dañoo sara muwatta ak par exemple al-qabas ak par exemple sharh bu imam al-qurtubi bi ci sahih muslim bi al-mufhim ak bu qadi iyad bi ikmalul mu'allim bi nga xam ne al-maziri moo ko defoon mooy al-mu'allim ak yu mel noonu yooyu nga xam leen wala boog en tout cas nga liir leen ba xam seen dalil maanaam fan la mazhab maliki yi di tegaloo wala boog nga jël téere boo xam te ne dafa détaillé lool ci mazhab maliki yi mais surtout que lépp dañ ko dajale ci mukhtasar Khalil nga xamaa ne maanaam yooyu yëpp pour nga nekk mufti ci mazhab boobu la et cetera donc maanaam mazhab bu ne dafa am nooy def nag pour nekk ci mufti boo bëggee nekk nag ku général aussi da ngay nangoo sonn mazhab bu ne nga nangu caa sonn nga nangu caa wut xam-xam
voilà boobaa di nga mën a général et puis tamit am na beneen njariñ mooy da nga mën a xam kenn ku ci nekk fan la teg lool seen wuute yi ak nan la affaire amee te loolu ci ngay mën a nekkee nag vraiment borom xam-xam fekk dëgg réellement wallahu